لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. delante woon ak yow def nga ci sa kemtalaay kattan rafetlu nañ sa taxawaay ak sa teewaay ak sa jëf ndax it wax dëgg yàlla kenn ku nekk loo deful ci bés bi rek yàlla dafa dogal fekk amuloo ko wala mënuloo ko waaye du sa ñàkk bëgg a def loolu nag ñu ngi la koy seedeel boo ñëwee fii ñu xamal la ne loolu mooy li nga xamante ne mooy bi ñi nga xamante ne jàppoon nañu bés ba fële ca pour daan lañ ko jàppee woon nga xam ne mu nekk 6 février 7 8 nga xam ne février lay doon yàlla dafa dogal nag booba ci boppam la ñu ñëw nag wax ko sous-préfet bii nga xam ne moo nekk sous-préfet arrondissement Idda Mouride mu kontaan ci lool bëgg ci lool waaye tamit nag mu ne nag incha allahu loolu dina def pexe woote CLD pour ñu fexe waajal bés bi ci teel loolu nag def na ko woo ay chef de service am yëpp ñu daal di ñëw délocaliser sax fi nga xam ne fa lañ ko waroon defee ci bureau waaye mu ñëw indi ko fii ci bu san Koungheul ñu defee ko foofu. loolu nag ku ne xam na administration li muy doxee daf ñu waroon woo ñu fekki ko waaye moom moo déplacé wu ñu fekk si ñi ndax bëgg bés bi réussir ci noonu nag bi mu defee loolu la jàng la defee bind rapport bi la ñu waxoon yëpp nga xam ne dañu évalué woon ba pare wutaat ay perspectives yoo xamante ne moom lañ bëggoon ñi nga xam ne moom lañ mooy suñu doxalinu ren
mu jox ko préfet du département bu Koungheul muy monsieur Souleymane Ndiaye moom tamit la même chose noonu la defaat mu daal di bi mu jàngee rapport bi rek automatiquement ci la organiser benn CDD délocaliser ko indiwaat fekk bi kii ci bu sant bu goto pour mbir mi nga xam ne ñi ko war a fekkee yëpp ni ko mën a fekkee yaatal ko nag déglu ñëpp moom i tamit wax dëgg yàlla kenn ku nekk indi sa xalaat yaakaar li ñu yaakaar ne mooy baax ñu tënk ko moom i tamit mu jox ko kilifaam gouverneur de la région de Kaffrine Serigne Babacar Kane moom i tamit mu woote CRD foofu ci Kaffrine yàlla dogal moom i tamit mu dégluwaat ñu mu nekk CRD bu mucc ay poñ par poñ la ko jàng jox kenn ku ne service bu nekk ak lépp li nga xamante ne préfet jaaroon na ci mu jàngal ko mu dellu ci jaaraat service bu nekk jaar fi nga xam ne foofu nga war a jaar yàlla dogal tamit loolu itamit bi ñu tënkee loolu yëpp moo nekkoon CRD bu mujj bi nga xam ne ci la ñu tënkee région yi nga xamante dañoo jëm ci ziar bi yàlla dogal bi ñu defee loolu ba pare ci la ñu topp nag di def suivi moom gouverneur ci boppam suivi bi moo ko yore loon boppam waaye di joxe ay directives ak ay xalaatam yoo xamante ne bëgg na mu doxee loolu kon loolu itamit ñu ngi sant bu baax a baax monsieur le maire moom it wax dëgg yàlla daaw bi ñu dajee fii doon def cérémonie officielle bi dafa jëloon engagement yu fort yoo xamante ne wax dëgg ñun xalaatoon na ne du ko réaliser waaye yàlla dimbale na ko ci kattanam mu réaliser ko mooy mbir de collectif bi nga xam ne moo am fii ci ñu jàngee alxuraan yàlla dogal na moom moo ko def te loolu itam bu ñu ko gërëmee rek dañuy gërëm équipe municipalité bi yëpp parce que bu ñu wootee wuloon budget boobu du ko mun def kon nag ñoom ñoo ko jàppale pour mu mën a réussir loolu kon ñu ngi koy sant di gërëm membre bi kon équipe municipale bi nga xamante ne moo nekk Saly Escalier di leen sant di leen gërëm ci taxawaay yi nga xam ne moom la ñu taxaw service yi nga xamante ne nag ñoom la ñu amoon soxla pour ñu jàppale ñu ci liggéey bi ginnaaw bu monsieur le gouverneur jàllee monsieur le préfet jàll monsieur le sous-préfet ak monsieur le maire de la commune de Saly Escalier ak les honorables des députés muy honorable Aladji Gueye ak honorable Ndeye Awa Dieng ñoom kenn ku nekk def na fi taxawaay bu mucc ayib lépp li nga xam ne moo war député ñu ngi koy def di plaider pour bés bi ñu mën ko réussir ndax ñu ngi jàllale information yi nga xamante ne moom la ñu yaakaar ne mooy defar bés bi moo koy taaral ñu ngi ko yóbbu assemblée nationale di ko relayer di ko plaider nag li nga xamante noonu la ñu ko war a défendre loolu nag ñu ngi leen ciy sant bu gërëm di leen ci gërëm bu baax a baax rétuwuñ li nga xamante ne moom lañ leen fale parce que taxawaay bu mat sëkk la ñuy taxaw assemblée boo gisee département Koungheul amuñu complexe ci assemblée nationale parce que ñi ñu fal dañu mat ñu leen fale ñu ngi fay dox lañ fa war a dox ñu ngi koy jëmale tamit aussi ñu ngi leen di sant ci loolu di leen gërëm ba bu baax a baax di gërëm yi tamit nag DC Babacar Ndiaye ak PCA Amadou Diallo moom it wax dëgg yàlla bés yi nga xamante ne mu ngi jege si bi muy jege si booba daf ko fekk xam na tennis la nekkoon waaye tamit ñu ngi doon jokkoo ci téléphone pour moom itam mu ngi wax xalaatam ci li nga xamante yàllaa ko dogal waaye bëggoon na indi Ousmane Sonko mu fekkee si bés bii nga xamante ne moom la ñuy amal fii ci cérémonie officielle bi waaye yàlla dogal na loolu itam yàlla moo ko dogal waaye def na ci pexe yu mu ci waroon def yëpp di gërëm force de défense et de sécurité muy gendarmerie nationale indi nañ ci effectif bu am solo boo xamante ne wax dëgg yàlla liggéey nañ ci liggéey boo gisee liggéey bi yombee nii seen taxawaay la waaye tamit commencé mu ko tey rek depuis ñuy commencé organisation manifestation bi mel ni ñu ngi ci jàppale waaye nag ki nekk commandant brigade bi nga xam ne moo nekk bii muy monsieur Aw moom itamit wax dëgg yàlla ku ubbeeku la ku yaatu la koo xamante day déglu nit ñi waaye tamit day jàppale nit ñi ci seen soxla ñu ngi koy gërëm bu baax di gërëm ñi nga xam ne ñoo koy jàppale te parce que itamit bu joxe ordre te defuñ ko it yaakaar naa ne li mu bëggoon du ko mën a am waaye mu ngi joxe ordre waaye ñu ngi koy def ki nga xamante ne moo leen yilif capitaine bi nekk Kaffrine aussi tamit dafa joxe ndigal bu mat sëkk keroog bi ñu demee ci CRD bi wax ne incha allahu rabbi dinañu taxawu bés bi lépp lu ci war a am incha allah ci wàllu sécurité dinañ ko taxawee li nga xamante ne waa gendarmerie ak sapeur pompier ñoom it ñëw nañ fi di sensibiliser nit ñi waaye am fi taxawaay bu mat a mat sëkk service d'hygiène ñoom it ñëw nañ fi ci ndimbalu maire aussi jox nañ produit waaye ñëw nañ pomper dëkk bi avant tey tamit après incha allah dinañ ko pomper waat waaye ñëw nañu encore di sensibiliser nit ñi ci li nga xamante ne mooy produit yi nga xamante ne dañu périmé waaye itam yi nga xamante ne waruñu koo jaay ñu bañ koo jaay mooy waa service d'hygiène waa Eaux et Forêts ñoom tamit ñoo ngi fii waaye tamit sant nañ leen bu baax a baax ci yombal gi nga xam ne moom lañ yombal piquet yi nga xamante ne moom lañ doon ci àll bi te tamit wax dëgg yàlla andi ci benn jafe-jafe ñu ngi leen di gërëm taxawaay bu mat sëkk lañ fi def danañu gërëm nag waa douane ñaari brigade yi fi nekk yëpp foog ñu gërëm leen lii tax ñu leen di gërëm dañ leen gërëm loo xam taxawaay bi ñu taxaw ku nekk xam na ne service yi douane dafa nekk lu jafe ci ziyaaru Koungheul
ndax ñii fi ëpp ci pèlerin yi jógee ko fii dañuy jógee ci frontières yi di jàll frontières yi waaye lekk na kon capitaine Ba bi nga xamante ne moo nekk Koungheul daf maa woo téléphone jox ma ne ma waxuma dimbal li ma leen di dimbale pour yombale leen ci bi mu yónnee ma 15 000 francs ne ma incha allah ngeen jëndee ko ndox dinañ ci jàpp te képp koo xamante ne ziar moo la tax a jóg incha allah dinañ ko jàppale ba mu yegg si te duñu am benn gàllankoor. waa Makka buy aussi tamit la même chose noonu lañ def waaye ñu ngi joxe passation fële ca frontière bu Kousnane ba nga xamante ne ku soxla si formalité foofu ngay jaar boo jégee frontière bi foofu ngay jaar def sa ay formalité loolu nag dafa nekk loo xamante ne lu am solo la. waa police frontière ñoom ñu ngi woote bu baax a baax ne ñu ngi def yombal ci li nga xamante ne moom la ñu sàkkoon ci ñoom ñu ngi koy def bu baax a baax di bàyyi pèlerin yi ñu ñëw ci kaw li nga xamante ne moo leen di indi ci jàmm waaye tamit gannaaw bu ñu defee seen ay saytu képp koo xamante ne ziar moo la tax a jóg incha allah amul fi benn problème yëgawuñ benn problème waaw waa Sénégal aussi ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que depuis boobu ba léegi ñoo ngi fiy ñëw indi nañu ay lamp waaye itam ñu ngi monté lamp yeeg yu mel noonu Sonatel aussi dañu leen gërëm bu baax a baax parce que indi nañ benn antenne boo xamante ne mooy jàppale antenne bi nga xamante ne moo nekk bi pour réseau bi mën a baax waa Sodifitex il faut que ñu gërëm leen ñoom tamit ndax tamit ñoo indi bâche yi ñoo koy delloo ji waaye itam loolu du at bii rek lañ koy def nañ ko ci at yu bëree bëri raison médicale muy waa santé ñoom it ñu ngi fi indi nañ poste avancé yoo xamante ne yu bëree bëri indi fi ay ambulance di faj nit ñi gratuitement te it wax dëgg yàlla loolu nekk na liggéey bi ndimbal loo xamante ne lu am solo la Sonacet ak ICSE ak FERA ak cadre de vie ñooñu ñëpp def nañ seen liggéey département bi lañ organisé ñu ñëw fii di def setal loolu tamit ñu ngi leen di sant ci taxawaay boobu monsieur le maire Aliou Badara Ly wax dëgg yàlla kooku moom bu ñu ko santee sax moom dañ ko waroon jox kàddu rek mu sant nit ñi waaye moom doom la ci kër gi waaye lépp la ci kër gi indi na fi ndimbalam am na fi taxawaay bu mat a mat sëkk boo xamante ne wax dëgg yàlla loolu moom ni ma ko waxee noonu rek la moom moo war a sant nit ñi waaye du ñun ñoo ko war a sant waa Flexio ñoom tamit ñëw nañ fi indi fi ay borne fontaine yoo xam ne privé la waaye tamit monté nañ compteur yi nga xamante ne moom moo jël ci réseau bi maye fi juróomi fan yoo xamante ne dañ koy naan gratuitement te duñu fay loolu tamit ñu ngi leen di sant bu baax a baax waa urbanisme ñoom tamit ñëw nañ fi jàppale mairie bi ci natt mbaar yeeg yu mel noonu loolu tamit wax dëgg yàlla liggéey la boo xamante ne soxla woon nañ ko te am na solo trop waa CSA aussi tamit jàppale nañu ci ceeb joxe nañ ci une tonne ceeb boo xamante ne wax dëgg yàlla dimbale nañ ko sëriñ bi mu nekk loo xamante ne moom itam lu jàppale nit ñi la waa RTS ñoom tamit ñu ngi fi ñu ngi couvrir manifestation bi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax waa presse locale bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax ñëpp waaw dëgg la waa service boo commencé waaw kii presse locale bi il faut ñu gërëm leen parce que gis ngeen organes yi fi nekk yëpp daanaka ñu ngi couvrir manifestation bi te ñu ngi koy tasaare ku ñëwuloon te am gan yaakaar naa ne doo am dara lu la ci te ñu ngi koy waajal depuis bu yàgg ba léegi ñu ngi koy def madame Socé Diop Diong moom tamit indi na fi ndimbalam ñu ngi koy bégee bu baax a baax wax na am na ñu ngi ko sollicité moom it nee na dina ci am beneen taxawaay boo xamante ne bu mat sëkk lay doon parce que fii ku nekk xam na ne monsieur le maire def na mbir bi waaye tamit dañ ko war a mbaar ba nga xamante ne ku fi ñëwati yii yëpp duñ ko uti dafay nekk loo xam ne lu ñuy wan ginnaaw tey ñun ci conseil départemental am la ñu woo kon nag loolu tamit comme monsieur le maire def na lii moom tamit dañuy sàkku ci moom tamit mu fexe lii nga xam ne dañ koy xam bu ëllëgee jamono bu ñu amee yeneen partenaires yoo xam ne dañ koy paawee tamit ñu soxlaat nañu loolu. di sant yi tamit nag bu baax maire de Mouride Mor Seck lu ñu dëj di ko sant parce que wax dëgg yàlla moom mooy coordonné liggéeyu Mor Faye Tëgg ak bi nga xamante ne moom la Mor Faye da njëkk a def juróom-ñetti bi ku nekk xam ne kuy jaamu yàlla boo soxla sa bopp war na am koy def loolu nag Mor Faye def ci juróom-ñetti bi moom moo ko coordonné lamp yi nga xamante ne aussi moom la ñu taal fii ñoom ñoo koy installé di ko leeral pour nit ñi mën a jàng ci guddi gi jàng ci bëccëg bi kon il faut que ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax di sant Mor Faye moom itamit indi na fii lu bëree bëri ci nag waaye itamit gis nga tant bi yëpp dafa wax ne moo leen di toggal di ko servir nga xamante ne daf leen di jox loo xamante ne ñuy seen dund yëpp moo ko yore kon ñu ngi koy sant ci loolu di ko gërëm di gërëm nag El Hadj Mor Seck li ma waxoon ci Badou lay waxaat ci moom El Hadj Mor Dieng El Hadj Mor Dieng foog ñu sant ko parce que wax dëgg yàlla moom tamit moo fi dugal roogi ne jëlee ko ca dëkk ba indi ko ba fii nit ñi di ci naan di ci jàpp di ci sang di ci def lépp
te yamalewul kon foofu ren jii fi mu nekk indi na fi ndimbal ak yónni na fi délégation bu am solo ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax. monsieur Madiama Seck moom tamit dinañ ko gërëm bu baax a baax a baax a baax moom tamit doom na ci kër gi taalibe leen ci kër gi indi na fi ndimbalam ñëpp gis nañ ko wax dëgg yàlla jàppale na ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla na man bi gën a yokk ci barke Yonent bi kon yaakaar naa ne du ñàkk mu am koo xamante ne tudduma ko waaye lii laa jot a tënk te temps bi mu ngi dem loolu nag bu fekkente ne am na koo xamante ne tudduma ko na ma tuddal boppam xam ne képp koo xamante da ngay xalaat di wax rek boo moytuwul dina am loo xamante ne doo ko motal kon ñu ngi leen di sant bu baax monsieur le ministre ñu ngi lay gërëm bu baax di la siyaare bu baax di la ndokkee sant ndaw bi rek moo yàq liggéey bi waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xamante ne ñëwoon nga daaw ñëwoon nga ren waaye nag yow moom dañ lay yóbbante balaa ñu laa sant di la gërëm dañ lay yóbbante suñu soxla yoo xamante ne yaakaar nañu mën nga ci dara te tamit ci yow lañ yaakaar yàlla jaarale sa loxo nga mën koo fekk muy yoonu Baye Baye depuis ziar bi commencé ba léegi ñu koy te yaakaar nañ ne kon nga jotali ko xam nga xam ne dafa la yow mu rëy ñëw ci jotaay bi teew fi ak yéen di nuyu monsieur le gouverneur de la région de Kaffrine di nuyu le délégué général aux affaires religieuses monsieur docteur Jim Dramé nga xam ne teew na fii ci bés bi mais aussi dox na ci bés bi pour que organisation bi mucc ayib di nuyu son excellence l'ambassadeur de la République d'Algérie au Sénégal di nuyu également Chérif Alioune Aïdara Tidjani xalif bi ñu ngi lay nuyu di la sant di la dalal ak mbégte mu rëy di nuyu également Ali Ben Arabi Tidjani di la dalal di la jox sa wàccuwaay di nuyu aussi comité organisation bi yëpp di nuyu Serigne Mor Sall di nuyu également Babacar Sall di nuyu monsieur le maire de la commune de Saly Escale ak maire yi nga xam ne teew nañ fi yëpp ak taalibe yëpp kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant ñëw bi ñëw fii nag ñëw bi nga xam ne moom moo ñu war tënku ci ndigalu président de la république monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye mais tënku aussi ci turu le premier ministre Ousmane Sonko teewal fi gouvernement bi yëpp di wax rek li xew fii le gouvernement le président de la république daf ci bàyyi xel daf ko yitteel moo tax matukaay yëpp ak lépp lu nga xam ne war na état bi pour que sunu gan yu tedd yi ñëw dal bu mucc ay mais aussi mën a dem ak a ñëw le président de la république taxaw na ci pour que gan yu tedd yi ni ñu war a dalalee gan tatagal ko mu mat mu mucc ay loolu yëpp président de la république def na ko pour wax ne ndajo ñi nga xam ne du région bi kese moo fi daje mais Afrique moo fi daje président de la république bàyyi na ko xel bu baax a baax donc ñu sant ko ci loolu di wax rek ndaje mi ndaje mu am solo la mu nga xam ne dafa weesu mbirum diine kese dafa weesu mbirum ñaan mais liñ laan intégration des peuples ndaxte ñi nga xam ne ñooy gëstu ci wàllum intégration politique nangu nañ ne intégration des peuples moo jiitu bu baax a baax intégration politique mu doon lu nga xam ne firnde bi mooy kilifa gi nga xam ne moo jiite tijaan yi ci àdduna bi yëpp ñëw fii saafonte taalibe yi fekk fi ay mbokkam maanaam jaxaso bi nga xam ne askan wi ñu ngi koy jaxaso ci Afrique dafa weesu mbirum frontière weesu nañ jéego yi nga xam ne sur le plan politique ci intégration ñu ngi koy def tey daje bii nga xam ne ñu ngi koy def firnde la ci li naan la diplomatie religieuse mu doon lu am solo lu nga xam ne
fii ci Sénégal ñu ngi koy jëmmal këru diine yi mais aussi tarixa tijaan aussi bi nga xam ne dafa lëkkale ay pays muy Algérie muy Maroc Sénégal maanaam Afrique de l'Ouest yëpp ak Afrique du Centre benn famille lañ intégration boobu souvent dañ koy faral di ko jëmmal kon loolu dafa doon potentiel bu nga xam ne état bi xam na ko di ko bàyyi xel parce que bëri na ay jafe-jafe yu nga xam ne ay conflits yu nga xam ne les peuples ñu ngi koy régler à travers la diplomatie religieuse kon sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci sa ñëw bi fii di ci am mbégte di wax rek ne li ngeen di def ci réew mi li ngeen di def ci taalibe yi dafa bokk ci li nga xam ne mooy agenda national de transformation ndaxte ponk bi ci njëkk muy capital humain naka la ñuy tabaxee doomu aadama ci wàllum njàng ci wàllum wér-gu-yaram ci wàllum social loolu diine ji daf ci am fànn bu mat sëkk bu nga xam ne mu ngi koy def di ko taxaway ndaxte développement réew dafa sukkandiku ci nit ñi dafa sukkandiku ci askan yi boo amee citoyen yu am wér-gu-yaram citoyen yu am formation bu mat sëkk citoyen yu doon modèle loolu mooy le capital bi nga xam ne moo gën a fort loolu tax le président de la République vision bi mu tënk muy Sénégal 2050 agenda 2050 capital humain de qualité doon lu nga xam ne moom mooy première tombe bu nga xam ne moom la ñu tënk loolu nag diine ji daf ci def liggéey bu mucc ay di ci yegg fu nga xam ne xëj na état bi mënu faa yegg ak nit ci encadrement ak formation loolu moo tax déjà taxawaay bi nga xam ne war nañ ko taxaw président de la république li mu njëkk a def mooy créer li ñuy wax délégation générale aux affaires religieuses loolu yëpp pour teg diine ci place bu nga xam ne moom la war a taxawee ci nation bi ci le développement gis nañ ko ba ci les journées des daara ni mu ko réorganiser ni mu ko organiser de manière inclusive ba ñëpp jote ci ñëpp wax ci seen xalaat ndaxte loolu mooy defar réew parce que réew boo koy defar ña nga xam ne ñoo ëpp ci réew mu xëj na ñu nekk ci beneen fànn ci beneen jàngin mu nga xam ne ci beneen làkk la ñooñu aussi dañ ci war a dugal seen loxo ba nga xam ne réew mi doxee tànkam yëpp ba développement bi nga xam ne moom lañ soxla ñu mën ko am ci réew mi kaddu gi nag dañ ko doon tënk rek jottali kaddu gouvernement mais aussi ñaan parce que fii bërëbu ñaan la maanaam retraite bu nga xam ne la jataayu jàng alxuraan la jataayu jaamu yàlla kon bu ñu ñëwee fii dinañ leen wax ngeen ñaanal réew mi yàlla def jàmm te xam nañ ne loo leen fi ñaan yàlla dana ko nangu parce que ñi fi ñëw yëpp jaamu yàlla moo leen fi indi ñaanal le président de la république ñaanal le premier ministre ak l'ensemble du gouvernement nga xam ne li ñu sumb ci réew mi pour suqali ko pour développer ko loolu yàlla may ñu ko te gëm nañ ne boo leen ko ñaanee dinañ ko am ñaanal Sénégal yëpp jàmm am fi loolu daal lañ doon tënk di sant ñëpp di sant mbooloo mi di sant nag le gouverneur bi nga xam ne moo jiite CRD bi wax nañ ni taxawaay bi nga xam ne am na ko ñun dañuy jokkoo ak moom saa su ne te xam nañ ne Saloum bokk na ci zone yi nga xam ne dafa bari gàmmo gu ne nga war fa taxaw gàmmo gu ne nga war ko organiser loolu aussi doon lu yomb te gis nañ ne organisation bi mucc na ayib ñu ngi leen di gërëm di leen sant wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatu yàlla bokk yi ndax liñ war a wax ci wàllu organisation bi Seydi Aboubacry mi wax ne ko donte liggéey bi Surafa yi ñoo ko jël teg ko ci suñ loxo dénk ñi ko waaye fenn fu ne am na ko ñu fa nekkal kon ci wàllu organisation bi fii ci Saloum Seydi Aboubacry mi moo ko yore rafetal ko kon lépp luñ fa war a wax rek wax na ko moo tax ba ñu ngi sant yàlla ci gan gu màgg gii nga xam ne moom lañu yàlla baaxee répété waat sant li ko dalee ci président de la république ba ci suuf ndax ni ko Seydi Aboubacry waxee kenn ku nekk la ca doon sa wàll ci liggéey bi rafetal nga ko def nga ko ak pas-pas tabaarakallahu bu xam ne biir na rawatina nag gouverneur bii nga xam ne muy Seydi Aboubacry Kane dëgg-dëgg mi ngi fay doog a ñëw waaye liggéey bi jàpp na ko ak loxoom jàpp na ko ak xolam
ba bépp service boo xam ne war naay wax ak yow wax na ak yow te it kenn ku ci nekk ba mu waxee ak yow mi ngay bàyyi xel la nga xam ne yow mën nga contrat ak moom kon ñi ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Au nom d'Allah, de tout miséricordieux, le très miséricordieux. Oui. Paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Oui. sur sa famille et sur ses nobles compagnons. Excellence, Excellence. honorable autorité administrative, politique, religieuse et coutumière, illustre invité venu de la République, illustre invité venu de la République algérienne démocratique et populaire, chers guides religieux, chers fidèles, mesdames et messieurs. C'est avec une immense joie, une profonde émotion et un sentiment de haute considération que je prends la parole en ce jour solennel au nom de Chérif Ali Aïdara, Khalife général de la Tariqa Tidjane, en Afrique au sud du Sahara, pour souhaiter la chaleureuse bienvenue à l'ensemble des autorités sénégalaises ici présentes, ainsi qu'à nos illustres hôtes venus d'Algérie, terre bénie où est partie la lumière de la Tariqa Tidjane vers l'Afrique et le monde. Nous exprimons une mention toute particulière à la délégation officielle algérienne envoyée par son Excellence le Président de la République algérienne démocratique et populaire, conduite par le Khalife général mondial de la Tariqa Tidjane, son Excellence Chérif Sidi Bel Arabi At-Tidjani, dont la présence honore profondément le Sénégal et confère à la ziaré annuelle de Kokoto une dimension spirituelle, symbolique et diplomatique de tout premier plan. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'adresser au nom du Khalife du Sénégal et du comité d'organisation nos remerciements sincères et appuyés aux plus hautes autorités sénégalaises ainsi qu'à l'ensemble des services de l'État, décentralisés comme déconcentrés, qui n'ont ménagé aucun effort pour accompagner, sécuriser et faciliter la tenue de cet événement. Votre engagement constant illustre l'attachement de l'État du Sénégal aux valeurs de paix, de tolérance religieuse, de dialogue et de fraternité entre les peuples. Mesdames et Messieurs, la ziaré annuelle de Kokoto, marquée par un retrait spirituel de 3 jours, constitue un moment privilégié de recueillement, de purification intérieure et de ressourcement spirituel. Elle invite chaque fidèle à renforcer son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, à approfondir l'enseignement de Cheikh Ahmed Tidjane Chérif radiyallahu anhu et à s'engager davantage sur la voie de la droiture, de la paix et du service désintéressé de l'humanité. Excellence, au-delà de sa portée spirituelle, cette rencontre fraternelle entre les communautés tidjanes du Sénégal et de l'Algérie revêt une importance diplomatique majeure. Elle rend hommage à son Excellence le Président de la République algérienne démocratique et populaire, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, en reconnaissance de son soutien constant, de sa vision éclairée et de son engagement pour le rayonnement du soufisme et de la confrérie tidjane en Algérie, en Afrique et dans le monde. Elle symbolise la solidité des relations historiques, culturelles et spirituelles entre nos deux pays et constitue un cadre privilégié de rapprochement entre les peuples sénégalais et algériens, unis par la même voie spirituelle et par des valeurs communes de paix et de fraternité. Mesdames et messieurs, à cet instant précis, nous magnifions avec respect et reconnaissance la mémoire de feu Chérif Abdou Moutalib Tidjane, qui a su faire de ce retrait spirituel de Kokoto un véritable cadre de communion internationale, rassemblant des fidèles venus de divers horizons autour des idéaux de la Tariqa Tidjane. Par sa vision, son accompagnement et son dévouement au service de la voie tidjane, il a contribué à inscrire cette ziaré dans une dynamique d'ouverture, de fraternité et de rayonnement spirituel au-delà des frontières. Qu'Allah le Très-Haut agrée son œuvre, accepte ses efforts au service de la religion et élève son âme aux stations sublimes de ses illustres enfers. Amen. À travers la Tariqa Tidjane, le Sénégal et l'Algérie disposent d'un levier puissant
de diplomatie spirituelle, capable de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines religieux, culturels, éducatifs et sociaux, au service de la stabilité, mais aussi au service de la concorde entre les nations. C'est pourquoi nous formulons le vœu ardent que cette ziaré de Kokoto soit un point de départ pour une coopération renforcée et durable entre les communautés tidjanes de nos deux pays, dans un esprit de respect mutuel, de solidarité et de fidélité aux enseignements de notre illustre fondateur. Je ne saurais conclure sans transmettre à l'ensemble des participants les salutations, les bénédictions du Khalif du Sénégal de la tariqa tidjane, Chérif Ali Haïdara, qui invoque Allah, le Très-Haut, afin que cette ziaré de Kokoto soit une source de bienfaits, de paix et de rapprochement entre les cœurs. Qu'Allah raffermisse nos liens fraternels, consolide l'unité de la communauté tidjane, bénisse nos guides religieux, protège le Sénégal et l'Algérie et fasse de cette rencontre un jalon durable de coopération spirituelle, humaine et diplomatique entre nos deux peuples frères. Je vous remercie de votre attention.